salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokk internetu Diass Info yëpp di leen ziar bu wër a wër di am mbégte dala leen fii nga xamante ne sama kër kilifa Amadou Moustapha Gaye ñu gën ko xamee ci doyen Gaye man nag maa ngi tudd Ousmane Ndiogou Faye dëkk Paaki nekk responsable politique bokk ci mouvement groupe solution bi nga xamante ne président Djibi Ciss moo ko jiite. bu ñu waxee kan mooy Ousmane doomu séeréer la séeréer Saafen dëkk Paaki cosaanam yëpp di Paaki boo ko xoolee ci sama ñaari waajur yëpp ñu dëkk fële ca Paaki sama papa dëkk Paaki sama yaay dëkk Daga diggante Daga ak Xolpa Ousmane nag nekk nit ku nga xamante ne ndaw la bu nga xamante ne Dakar peut-être fii la defee parcours am bu bari ñu dem ba tey yàlla dogal ma war a ñibbisiwaat sama gox taxawu ci li nga xamante ne surtout ci côté politique àndi ceeg waa groupe solution. Ousmane tey waa Safeen dañu mel ne dañ lay doog a découvrir est-ce que mën nga ñu wax sa jaar-jaar tuuti. waaw sama jaar-jaar maa ngi nekk ci benn mouvement bu nga xamante ne rahmatulahi alayhi Cheikh Seydi Aboubacar Meng mi nga xamante ne moo nekkoon directeur couverture maladie universelle ci Sénégal mouvement boobu Cheikh Meng moo ko tegoon Cheikh. nekkoon nit nga xamante ne dafa nekkoon AFP parti AFP nekkoon bitim réew mu nekkee bitim réew di yëngutu ci parti Moustapha Niasse mu am taxawaay foofu ca États-Unis jiite woon lépp lu nga xamante ne dafa jëm ci wàllu assurance maladie ci Afrique fii Afrique yëpp dégg nañ ko ci réew yi nga xamante ne mën ni na Bénin dégg nañ ko ci réew yi nga xamante ne mën ni na Rwanda ak Ghana assurance maladie bi nga xamante ne moom moo am fii tey Cheikh boobu moom moo ko taxawal ci réew yooyu ci ba mu nekkee USAID États-Unis Cheikh nag doon politique amoon nu mu gisee politique ñu bokkoon ci gis-gis bi si la ñun ak ñoom doyen Amadou Moustapha Gaye ànd ak moom sax ba mu duggee AFP ba mu nekkee AFP doyen Gaye moo ko fa dugaloon ñu nekk nag di politique ak moom ci biir AFP ba yàlla dogal ba mu dëddoo ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana si la ñu génnee nag AFP si lañ génnee parce que doyen Gaye moom moo njëkk a génn ba mu génnee ñun ñi nga xamante ne nag moom moo fi nekkaloon Cheikh ma ngi fii Sénégal ba Cheikh muy ñibbisee fekk ko Sénégal ñun ñëpp nag génn ànd ak moom jox ko mouvement La Patrie d'abord bañ ko joxee mouvement La Patrie d'abord mu defaraat njaboot gi takku ko ba mu dëgër ñu yëkkati ko jox ko ki nga xamante ne mooy Seydina Oumar Mbeng di rakk Cheikh Seydi Aboubacar Mbeng pour mu yeggal liggéey bi bañ ci waxtaan ak doyen dafa ne parce que ñu koy xoolee Cheikh mu mën ni na Cheikh demoon Seydina Oumar nag ba mu ñëwee liggéey tamit liggéey bu am solo ba mouvement bi nga xamante ne au niveau national tey ñu ko fay dégg yeggali liggéey Cheikh Seydi Aboubacar Meng mais nag bu ñu waxee La Patrie d'abord ne Benno Bokk Yaakaar parce que ci élection yi nga xamante ne Macky Sall def ci jëm yëpp dañ cee ànd ak moom taxaw ci côté am xeex ak moom ñu bokk ci mouvement présidentiel bi loolu te ba léegi ci lañ nekk ba yàlla nu muy dogalee Parcelles ma nekkoon fa coordonnateur bi àndoon ceeg ñoom Khadim Diop di liggéey Parcelles nag def nañ fa lu bari Ndakaaru gi it def nañ ci lu bari. est-ce que balaa ngay xuus noonu jàll ci wàllu politique am nga jaar-jaar bu nga jot a def ci wàllu sport gis nañ ñu tuddee la Tiram lu waral turu Tiram boobu. waaw turu Tiram bi moom lu ko waral moom parce que dañ doon football man maa ngi nekkoon Aldo Gentina fa laa defee sama formation parce que Aldo Gentina moo ngi nekkoon fii Tour de l'Oeuf ay grand Abou Sarr ak ñoom Ata yoroon ñu turu Tiram bi foofu la jógee ci nawetaan yi tamit la jógee bon ma nekkoon sportif bu nga xamante ne sama carrière yëpp maa ngi ko defee Aldo Gentina peut-être benn génn rek laa génn Aldo ànd ceeg Cheikh Tidiane bi tey bi nga xamante ne ay jamono yoroon na Jaraaf te ñu gën ko xamee ci Ndar Cheikh bi tey bu nekk Saint-Louis moom it taxaw woon mën na ma trop sama carrière sportif ba nu may génnee ci sport bi mais football moom yàlla dogaloon na mënoon nañ ko lool. amoon nga ci tuuti carrière course à vue wala déet amoon nga ci jaar-jaar course à vue wala déet. waaw jaar-jaar yi moom xam nga bu nekkee Aldo la petite catégorie ba ñu nekkoon dañ doon loger ñoo ngi nekkoon fii Point E fa lañ doon loger bon
donc doona woon mën di dem dëkk ba tout le temps moo tax nawetaan yi foofu xamuñu ma mais Ndakaaru xam nañ ma bu baax rawatina ASC bokk yoon bu nga xamante ne fa laa defee sama lépp muy unité 22 ci Parcelles Assainies. mais Ousmane dafa mel ne boy town nga. waaw mais mun nañ ko village quoi. xam nga tey jii nii bon xam nga waa dëkk ba mun nañ wax ne séeréer saafen la xam li tax ma ne séeréer saafen la parce que donte fii laa màggee fii laa yaroo mais boo duggee suñu kër saafi la ñuy làkk boo duggee suñu kër sama waajur yeeg suñu mbokk yeeg yëpp saafi la ñuy làkk bañ na ba parcelle ba ñu dëkk dañ naan ñu kër séeréer yi donc kenn mënuma jàppee boy town la mais tamit fàttewuma dara ci samay racines quoi samay racines fàttewuma ko dara damay làkk séeréer kon ni ñu koy làkkee boobu mu ni doo dopp nag zaavi boo zaavi Ousmane dem nga ba ak wax nga ma sa parcours sportif wax nga ma sa parcours politique mais nga jékki-jékki dellu si waat Diass lu la delloo si Diass. waaw delloo si Diass bi sànq si laa tolloon li ma ci delloo mooy ne ba ñu nekkee mouvement La Patrie d'abord ma nekkoon coordonnateur bi ici au niveau des Parcelles Assainies liggéey fi liggéey bu am solo ñu liggéey ànd koog Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ne Amadou Ba ministre moo ko jiite woon ñu liggéey tamit ci local yëpp nga xamante ne parcelle mouvement La Patrie d'abord bu nekk parcelle taxaw nañ ci mooy ne Moussa Sy tey mu nekk nit ku nga xamante ne waxtu mu demee élection jàppale woon nañ ko ñun ci côté am lañ doon dem jàppale ko yàlla di ko ci may ndam ba tey jii nii ma gis ne fee ma nekk Diass ay parrainage yu bëri dañ ma ko doon indil sama kër bourse yu bëri may nañ ko fa sama kilifa Amadou Moustapha Gaye wax ma ne ma Ousmane coono bi nga xamante ne yaa ngi koy daj Diass rawatina sama papa ba mu gaañoo yal na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana yal na yàlla yeesal yërmande ci kawam mu gis waa dëkk ba nu ñuy ñëwee di def ay témoignages ba mu gisee loolu mu ne ma nag Ousmane vraiment am na benn taxawaay bu nga xamante ne sa papa amoon na ko ci seen dëkk ma ne ko sama papa gëmuloon lu dul ay mbokkam gëmoon na ñëpp de mais ni mu bëggee woon mbokk sax dafa ëpp ci loolu nag suñu wayjur ba mu dëddoo doyen Gaye gis ci loolu nañu su ma sañoon daal da ngay delluwaat sa dëkk parce que comme ñu ngi la fay parrainer yaa ngi fay dem chaque weekend su ma joon sañoon nga investir nga dugal sa loxo ci politique foofu ba ma ko waxee nag yàlla dafa dogal mu tombek woote bu nga xamante ne Djiby Cissé ñëw na dox na ba ñëw fekk si man ak sama bureau ñu waxtaan ci dañ ci waxtaanee ma ne ko awma ci ndogal si laa woowee doyen Gaye woo Seydina Oumar Mbeng ñoom ñu toog ma ne nag ñii ñooy sama kilifa ci wàllu politique bu fekkee ne da nga bëgg ñu ànd liggéey Diass da nga ciy waxtaan ak ñii ba ma jot ci seen ndigal parce que loo gis rek kilifteef daf ci baax pour mu mën a am barke. ba ñu jógee ci loolu tamit fekk balaa Djiby Cissé ñëw am na ñeneen ñu nga xamante ne tamit ñoo ngi ma doon jox tàllal loxo clin d'œil pour ma ñëw ñu ànd liggéey Diass mais boobu ma doon toog rek di dégluwaat ba yàlla dogal indi Djiby Cissé ba mu ñëwee ñu waxtaan comme ñu présenté projet bu nga xamante ne bëgg na ko Koursafé ñu ne mën nañ ci ànd ak moom dem ca te bañ ci àndee tamit Sénégal ñëpp xam nañ ne Diass am na lu nga xamante ne indil nañ ko groupe solution mais tamit mu sàkk woon tamit ne ma non seulement bëgg naa nga ñëw ñu ànd liggéey Koursafé parce que man déjà man maa nekkoon mu coordonnateur bi foofu si laa demee sampu Diass di sant tamit ci samp bi parce que Diass bañ fay dem coordonnateur La Patrie d'abord ba ci nekkoon Diass suñu papa Issa la woon mu nekk kilifa bu nga xamante ne waxtaan nañu ak moom mu amoon wëllëre yu nga xamante ne sekkoon na ko Cheikh Meng dañ doon nekk États-Unis di wootante ba mu moo ñu téyeloon mouvement bi foofu ba ma wàññeekoo nag ànd ceeg ñoom doyen Gaye Djiby tamit na ma bu sañoon tamit doyen Gaye day ñëw gunge ñu ci politique ndax moom dinaa su may wax sama carrière politique dinaa ci wax tudd lu bari doyen Gaye parce que yàlla dafa dogal fii ñuy defee émission bi këram la mu nekk suñu kilifa bu nga xamante ne ci lépp daf ñu ci taxaw non seulement ñoo bokkoon service bu ñuy liggéeyee mu nekk ci suñu kilifa mu jàngal ma liggéey bi nu mu demee bu ñu ñëwee tamit ci terrain politique bi ñu bokk benn camp mu nekk ci suñu kilifa ndax Cheikh Meng danaa dem États-Unis bàyyi ko njaboot gi moom lañ doon waxal mu taxawuñu ci côté yëpp man ak samay morom tey usturaam nga gis muy wax mais li mu taxaw ci ay doomu aadama ci wàllu liggéey ci wàllu lépp mënuñu la limal ñaata la te ñoo ngi fi
ñoo tax dañ koy ñaanal yàlla ba mu ñëwee Diass tamit gis ngeen niveau politique bi mu xamante ne indi na ko. ci laa doon ñëw sax parce que dafa niveau bi dafa élevé wu. de telle sorte que dañuy ne touche am ngeen ci touche noonu leen di sentiree loolu. waaw loolu sant yàlla la parce que bi ñu sañoon lu ñu def parcelle lu ko raw dañ koy def suñu mbokk parce que en général ñun suñuy wéyjur yi ñoo ñëwoon ut si fii am fi teraanga des fi mais musuñu fàtte benn yoon Koursaafi man chaque weekend suma papa dafa doon dem dëkk ba lu xew dëkk ba moo doon njëkk moo doon taal otoom dem musul fàtte benn yoon ay mbokkam kon ñun duñu nangu suñuy wéyjur yi gën ñu bëgg suñu bopp suñuy mbokk Alaaji Jibril Faye yàlla na ko yàlla yërëm nu mu bëggee Koursaafi ñun jàpp nañ ne nu ko raw lañ bëggee Koursaafi moo tax nag ñun ba ñu ñëwee biir Koursaafi tànk yooyu la ñu taxawee tànk ful ak fayda xam ne ñii ñu nekkal du ñu ay doxandéem ci ñun suñuy mbokk la ñu nekkal suñuy nawle la ñu nekkal mais ñu xam ne ñun ak ñoom ñoo tolloo amul lenn lu nga xamante ne ëppalee nañ leen ko mbala ñu ëppalee ñu ko ñu resté ci cadre doomu aadama bañ fa fekkee tamit nga gis nit ñu baax nit ñu yiw mais tax politique bu nga xamante ne dañ koy def ñu am na lu nga xamante ne également apporté nañ ko fa am na ay rëkk-rëkk yu nga xamante ne tamit gis nañ ko fa ñuy jéem a xool lépp nañ lañ koy defaree mu rafet te loolu dama ciy sant encore une fois doyen Gaye parce que tey liggéey na ci politique Saafeen lu rëy ndax dëkk bu nekk am na ay réalité mais Koursaafi boo laajee kilifa yu nekk foofu yëpp kan mooy doyen Gaye di nga gis ci internet bi dañoo dem ba dafa jaay Diass parce que da ngay gis ay nit nekk ba Canada nit nekk ba France dañuy commencer découvrir lan mooy Diass te pourtant Diass aéroport bi moo ngi fa te pourtant Diass dëkk la bu nga xamante ne léegi dëkk bu màgg la mais sur le plan politique du ma ne sax ñun mais doyen Gaye am na lu nga xamante ne contribué na ko ci. Ousmane dikk na Ousmane fekk ci solution. Ousmane ci solution. waaw Ousmane ci solution moom loolu sant yàlla la parce que jibi boo xoolee projet bu nga xamante ne def na ko Koursaafi nga gis ni mu oyofee nga gis nit ku baax nga gis nit ku yiw nga gis nit ku nga xamante ne ku fonk askanam la nga gis nit ku nga xamante ne dama koy faral di wax dafa boot askanu su Koursaafi di bëri su ma nee dafa boot askanu Koursaafi di bëri peut-être li mu am teraange bi ko yàlla defal moom président Djibi Ciss bu ko neexoon mu ñëw dëkk si fii Sacré-Cœur bu ko neexoon mu ñëw dëkk si Almadies bu ko neexoon mu lekkee neneen xaalisam mais dafa toog biir Koursaafi di financer jigéen ñi boo xoolee financé na lu toll ci 650 millions loolu du lu ndaw tey te yorul benn ndombal tànk ñu ne la tey benn doomu dëkk Diass yëkkati na lu toll ci 650 millions dugal ko biir Diass loolu financé ko jigéen ñi yëkkati 1500 ndaw financé leen ku ci nekk 200 millions mu nga gis ko lu mu def ci xàll ay yoon parce que ku nekk ku xamul Diass bu fa demee dina xam ne dëkkaat dañoo sori xàll na ay yoon boo xoolee tamit Diass dëkkaat nu ñu sori dëkk bi day màgg mu indi fa ànd ak waa Sénélec yokk ay poto pour extension dëkk yi mën a am éclairage ñu mën a am courant donc nga gis ko lu mu def tamit ci wàllu école yi ci wàllu daara yi nu muy taxawoo nit ñi Jibi day jël sax otoom 4x4am tey mujj nekk corbillard donc lu xew Dakar nga dégg ko xam nga ku mel noonu opérateur économique bu mel noonu bu la woowee ci kaañu liggéey Koursaafi da nga ko ciy fekk si parce que ñun mën nañu ëpp alal mën nañu ëpp lu ne mais du ñu gën a bëgg Koursaafi ci bëgg Koursaafi boobu mu bëgg ba koy def ñun tamit moo tax ñu jël suñu coono comme peut-être moyens yi tolloowuñu lu ñu yàlla may suñu doole ñu ñëw ànd ak moom pour ñu taxawal Diass. de qu'on disait que yow dañ la promettre poste. promettre poste comme lan. un jour candidat wu solution ci à la mairie de Diass. waaw loolu yaakaar naa ne man sama jëmm amul solo te wax dëgg neex yàlla nekk maire Diass taxuñoo jóg ba ñuy dugg biir Diass xalaatuñu benn yoon ne dañuy ñëw nekk maire ba ñuy dugg biir Diass xalaatuñu benn yoon ne dañuy ñëw pour ut fa dara xam nga ñun lan la ñu gëm lan la ñu war a mën a indil Diass lan la ñu war a mën a defal Diass ba ëllëg suñuy doom bu ñu ñëwee ñu xam ne seen wéyjur lii lañ fi fekk ëllëg suñuy wéyjur tamit mën ne suñu doom yi de teg nañ seen tànk fa nga xamante ne tegoon nañ ko seen tànk donc loolu moom moo ëpp solo tey jii nii yaakaar naa ne groupe solution benn président la am te président boobu Djibi Ciss la kon bu ñu ma nee promettre nañ ma poste yooyu moom gisuma ko sax
man dafa am lu nga xamante ne moom laa gëm man Ousmane Ndiogou Faye li ma gëm mooy ne dañoo war a taxawal Diass te pour ñu taxawal Diass tey jii nii dañ koy tënk ci ay principe dañ koy tënk ci ay valeur yooyu mooy ne ñun dañoo war a xool li ñu war a mën a indi Diass def ko ci tey kan mooy maire Cheikh Tidiane Diouf moom mooy maire fii ba mu yeggali mandat am képp ku mu ci woo pour nga jàppale ko da nga ko war a jàppale parce que xam-xam bi nga xamante ne am nañ ko mbala li ñu mën mbala pexe yu ñu mën war nañ ko mën a dooleel ba mu yeggali mandat am ak jàmm. sans transition ñu dugg ci loolu temps yi Ousmane andi na beneen xar kanam Ousmane andi na benn discours boo xamante ne leader yëpp presque ñu ngi koy topp Ousmane loo leen nga ci jublu. waa discours boobu xam nga temps yi boo xoolee coow li bari na te bu ñu waxantee dëgg ku leen di woo ci unité ñun Koursaafi dafa am ay valeurs yu nga xamante ne dañ ko am tey boo xoolee politiku Koursaafi bokkut ak politiku Dakar est-ce que xam nga ne dinaa leen wax tey ne Dakar la ñu jàpp ne politique bi dafa métti mais Koursaafi la gën a méttee li tax ma wax ne Koursaafi la gën a méttee Koursaafi ay mbokk lañ képp koo ci jël rek am na lu nga bokk ak moom kon climat politique bi war a am dafa war a nekk climat bu dal climat politique bi war a am dafa war a nekk climat bu ñu war a rafetlu parce que tey jii ni boo jàkkaarloog nit loo ko wax boo ko saaga nga sa wimpaañ wala saaga nga sa bopp ndax am na lu nga xamante ne da ngeen ko bokk te boo xoolee tey li tax Diass ñun ñëpp ñu war a taxaw mu nekk benn est-ce que xam nga li tax Diass ñëpp ko teg bët Diass dafa yor aéroport international Diass yéen a ngi dégg ñu naan pôle urbain wu Daga Xolpa yéen a ngi dégg ñu naan pooru Ndaayaan ak projet yu état indi yëpp nar ko naal bés bu ñu ci nekkul benn rek dinañ ko rëccu moo tax boo xoolee sama discours temps yi yëpp amul xaj amul seen solution laa nekk tey mais ñun ñëpp dañoo war a nekk benn joxante loxo buñ ko deful daañu ko rëccu parce que tey jii nii bu ñu la waxee ne pôle urbain wu Daga Xolpa bu demoon ba yàlla dogal tey mu samp fa ay kër yu rafet ngay gis yu meññ gis nga cadre de vie bu rafet ngay gis ñu ñooy mujj nekk ci ruq yi population bu am solo day ñëw ñu nekk ay borom doole boo moytu langue séeréer saafen sax dootoo dégg ku naan vutum na mi nga rek dootoo dégg nit ku nga xamante ne day wax ba wax léegi nga saafen. day mel ne paradoxe bi am entre aéroport ak xuru Diass bi guddi day leer Diass lën kurus. loolu la loolu moo tax ñun ñëpp ñu war a xam ne àdduna ñu ngi seetaan tey bu ñu nekkee benn dank Diass dina nekk dëkk bu nga xamante ne ñi ko dëkk dinañ ko tiitaroo bu ñu nekkee benn dank doomu Diass dootul génn sax naan day uti ji liggéey feneen parce que da ngay jël ressources humaines yëpp yu nga xamante ne am nga leen nga jël leen woo leen ñu xool nu ñuy taxawalee Diass mais kenn koo ci bodd rek gis nga tey jii nii muy ñoom ñu nekk ci langue politique bi yëpp ñu nekk ci langue politique bi yëpp mën naa leen lim benn par benn ku ci nekk da ngay gis ci moom xam-xam bu nga xamante ne gisoo ko sa morom kon kay bu ñu booloo lu la manqué di nga ko dabu say morom kon loolu moo waral Diass ñu war a nekk benn loolu moo waral Diass ñu war a booloo li tax ñu war a doon benn xam nañ ne ñëpp mënuñu doon benn loolu ñun ñi man mii di wax naan ñëpp nañ doon benn xam nañ ne ñëpp mënuñu doon benn mais au moins nga tàllal sa loxo nga ubbeeku jéem a taxaw xool ne kat jéem naa ba sonn bu ñu jéemee ba sonn nag ah ñu xam ne kat jéem nañ dajaloo ñu mën a ànd nañ waaye nag waaye bu ñuy opposé bu ñuy xeexante ñu bañ a waxante lu ñaaw ku nekk nag liggéey bu nga xamante ne doo wax sa morom lu ñaaw parce que ay mbokk lañ gis nga man jàng naa fa lu bari coow lii nii lu am tey man. kon coow dafa am. waa coow li yow ñëpp dégg ngeen ko yaakaar naa ne bokk na ci coow li lu waral interview bi coow bu am xam ngeen ko mooy par rapport ak xam nga Ousmane génn na solution génnul solution man ñu bëri woo nañ ma ci samay mbokk yu bëri woo nañ ma ci mais dama am lu ma rëccu sax. loolu am na wala amul. loolu amul Ousmane a ngi biir solution mais dinaa ko expliquer yàlla dafa dogal. ñuy def final ca Benteñe ñu woo ci suñu président Djibi Ciss bañ ci woowee suñu président Djibi Ciss ñu parrainé ko Mamadou Ndione DG COSEC yónnee fa xaalis
yónnee fa participation am loolu lu ñuy rafetlu la te boo xooloon lu yàggul tuuti ku nekk gisoon na mbëkkante bu amoon suñu diggante ak ñoom mbëkkante bi am ay wax yu nga xamante ne tegginewul di ci juddu bu ñu demee ba tey jii nii ñuy organiser final Mamadou Ndione yónnee ne da ciy dugal loxoom parce que boobu dañoo tolloon ci ku ci nekk wane sa bopp ku nekk wane na sa bopp ba tey solution ñëpp xam ne mouvement la bu nga xamante ne am na doole bu nga xamante ne kenn natableetu ko ba mu ñu ñëwee suñu final ba mu yëkkati participation am jàppale ko président Djibi Cissé ñu remercier ko waaye loolu nag ñun ay góor lañ ba mu defee loolu relation yi commencé na rafet gis ngeen ne temps yii rek ci weeru koor gi daje nañ conférence mu wax lu rafet ci suñu leader ñuy dem mu yëkkati participation am jox ko te mu xam ne Djibi mi muy jox participation am na ko mën na ko mu yëkkati participation jox Djibi loolu mu mënu ñoon rafetal ñun ñu fekk si ko si rafetal boobu ñu ne déet na waay suñu papa Alioune Samba Cissé ñu tuddee ko drapeau spécial ci grand combat bu nga xamante ne Habib di doomu Koursaafi ñu koy sant di ko gërëm ci tuddee bu nga xamante ne nit ku màggee noonu Alsamba nga tuddee ko drapeau tey ñu ñëw délégué ñu pour ñu indi drapeau bi mu nekkoon combat spécial bi moom grand combat bi ñu tuddee ko ba mu duggee ba ci stade bi man maa ko ñu ñëw suñu délégation njëkk a yëg mu ñëw ne à la délégation Alsamba ñu ne ko mu ngi ne mu ne ñëw la ñu nekk benn parce que Habib mi def lii tey doomu Koursaafi la te tey bu ñu sañoon gis doomu Koursaafi muy tëgg ci langue yu mag ñu koy dégg kon ni ñuy déggee Gaston kaa lañ ñu booloo ñu boole ñaari drapeau yëpp doon benn waaw loolu rafetul loolu kay la def ñu ne déet na waaye mu ñu war a demaat plateau mu ne plateau bi bàyyi na plateau am day ñëw toog ci plateau ndax Alsamba kenn ëppale wu ko ci cër Mamadou Ndione def loolu déjà ko fekk ñu ne déet na waaye ñu dem toog ci plateau bi mu wax lu rafet jëmale ko ci Alsamba wax lu rafet jëmale ko ci sama président Djibi Cissé ma jël kàddu lu rafet yooyu yëpp mu wax ma delloo ko te tey nag ma wëlbatiku ñu pare na ma man final paaki mu bàyyi itteem yëpp ñëw def participation am ci final bi ñëw taxaw fa yónnee délégation taxaw ci turbine bi wax ñu kàddu yu rafet ci suñu président Seydina Oumar wax ko ci doyen Guèye mi nga xamante ne tey man jas su mu fay dem taxawaay bu mu fa am yëpp moom la ndax moom moo fa ñëw bàyyi léppam fekk si wax ko ci suñu président Djibi Cissé waaw loolu rafetul loolu mu woo ñu ci loolu yëpp ba mu ñu woowee tamit pour ñu toog waxtaan ñu dem wuyu ji ko laata ñu koy dem wuyu ji mais président Djibi Cissé dañ jël ne ko déjà Mamadou Ndione de lañ bëggoon dem gisanteeg moom waxtaan ak moom mais président Djibi Cissé ouverture bu mu am ne Ousmane yaag doyen dem leen amul benn problème ñu dem toog waxtaan nañ plus de 5 heures de temps yëkkati téléphone woo Djibi Cissé parce que ko moom Mamadou Ndione ñu waxtaan ñoom ñaar mel ni ay nit ñu nga xamante ne da ngay gis ne amul benn problème bu am seen diggante waa mais loolu la ñuy xaar ci Koursaafi parce que ñaari doomu Koursaafi yoon yu nga xamante ne ku ci nekk am nga solo bu rëy Djibi dafa amal askanam njëriñ Mamadou Ndione amal askanam njëriñ loolu buñ ko gisee ñun waa mais kon bu ñu woowee bu amee bés ma joxoon ko ne ko bés boo amee bés li rafet lii nga def doo ñu gën a nekk gor bés boo amee bés nag boo ñu ci invité mu si la ma waxee ne le 20 day def le 20 tombeek sargalu fasarang mais ba mu tombeek sargalu fasarang ma dem ci meeting am wax fa wax yu ma fa wax ba mu indi coow lu rëy yi nga xamante ne. lan nga fa wax. li ma fa wax mën naa la ko décortiquer benn par benn dafa yëkkati ay kàddu yu rafet wax ko ci télé bi ñëpp seetaan ko wax ma ko ci sama biir dëkk ñëpp seetaan ko kon bu mu ko fekkee ci ay mbokkam dinaa ko wax yu rafet man nag tey ñun ñëpp xam nañ ne Mamadou Ndione président moo ko jox ndombal tànk moom moo ko def directeur général COSEC loolu sak la ñun Saafeen benn ndombal tànk lañ am bu toll noonu ci nguuru Macky Sall te ñun ñi nga xamante ne même bu dul dara man ñun ñi nga xamante ne la patrie d'abord dañuy jàppale président Macky Sall tey mu yëkkati doomu Saafeen jox ko loolu waruñu ko soxore dañ ko ciy ñaanal yàlla ñu wax ko ne nag nga xam ko nga ñàkk ko xam sagu Saafeen nga Mamadou Ndione tey bu génnee si télé bi di def émission man damay naw jas
damay kontaan ci Diass parce que doomu Saafeen moom mooy wax mais kaddu yooyu ma wax ko ci ma woote nag ne comme moom moo nekk ci état na nit ñëpp ñëw nekk benn nañu joxante loxo ñoom ñëpp moo xam Mamadou Ndione la moo xam Cheikh Tidiane Diouf monsieur le maire ma koy nuyu moo xam Mamadou Diouf Modou Ndour ànd bennoo ma koy nuyu moo xam Seck Ndour moo xam xaali bu réew mi moo xam Issa bu AFP ñoom ñëpp ak Djibi Ciss président Djibi Ciss bu groupe solution ñoom ñëpp dañoo war a joxante loxo ña mën a ànd ci ñooñu ñu ànd ña mënul ànd ñu rafetal seen diggante sekk jàmm. joxante loxo du kaay leen jàppale. non xam nga kaay leen jàppale xam nga kan la ñuy jàpp. dañ lay reproché ne da nga ne kaay leen jàppale. xam nga man bu jàppale day am xam nga kan la ñu war a jàppale askanu Diass lañu war a jàppale ci guddi yi ñu toll Diass dañoo war a mérito ñun population Diass ñun dañoo mérito ñu am ay leaders yu nga xamante ne ñoom ñëpp dañoo nekk benn yéenante ñoom bu ñu nekkee benn ba pare ñoom bu ñu toogee ñoom si seen biir leaders yooyu ma wax parce que xam nga dem élection mu bëri ay liste xam nga lan lay jur kii toog yi ëllëg dina dem ba am problème xam nga nan lay amee problème parce que dina am ay ressources humaines yu nekk ci yeneen camp du ko mën a dem jëli te Koursaafi dama ciy lancer appel. balaa ngay lancer appel bi est-ce que gisuñu ne c'est un peu gauche nga nekk solution waa solution am ay investissement yu ñu def ci population Diass ñoo am ay ambition nga bëgg a freiner seen ambition ci bi kaay leen benn nekk benn. mais loolu gaucheul tey solution yaakaar naa ne doole bu mu am kenn nattable wu ko mais réew dafa am nu nga xamante ne noonu lañ koy tabaxee. tey élection parti bu nekk côté bu nekk rek dañoo tolloon nañ ci ay jamono yu nga xamante ne ku ci nekk dafa doon wane boppam wane nañ suñu bopp léegi xam nga ci fan lañ toll ubbeeku ñu xool yan coalition moom ñoo mën a nekk coalition yu mën a nekk ñun ñëpp nañ dox ñun ñëpp coalition parce que élection solution rek mënul dem élection gagné ko élection bu ñuy dem muy benn parti ci Diass wala benn mouvement ci Diass mënul dem élection gagné ko coalition rek moo mën a nekk kon kay mu heure bii jàpp nañ ne le 23 janvier la élection yi di am kon heure bii xam nga heure ban la ci lan lañ toll ubbeeku ñu xool nan la ñuy dajaloowee nan la ñu mën a bokk nan la ñu mën a ànd ñu mën a ànd ak bu ñu àndee ñu mënul ànd nag wax dëgg neex yàlla mu bañ a am wax bu ñaaw seen diggante. il paraîtrait que sa déclaration bi am dina benn scission ci biir solution ba peut-être am na y en a deux camps qui disent que Ousmane Ndiogou dañ ko war a génnee ci solution c'est vrai ou pas. xam nga Ousmane Ndiogou dañ ko war a génnee ci solution moom loolu moom Ousmane Ndiogou bu fekkee ne dañ ko war a génnee ci solution loolu peut-être ñenn ñi ñoo koy wax mais loolu nekkul sax ci xelu président Djibi Ciss parce que Ousmane Ndiogou ba mu ñëwee biir Diass ci liggéey xam na lu ko mouvement La Patrie d'abord indil xam na mouvement La Patrie d'abord ni ñu ko taxawoo tey ñu jël lu ñu am yëpp ak lu ñu moom yëpp indi ko Diass suñu doole yëpp ñu jël ko bàyyi ko Diass doyen Gaye fii ñu toog Sacré-Cœur soxla nañ ko fi mais talu leen sax ak ñeneen soxla nañ leen fa ñu nekk tal ñu leen sax ñu ñëpp nekk tuur nekk ci ginnaaw Djibi Ciss di ko jàppale suba ak ngoon guddi ak bëccëg c'est-à-dire il faut bu ñu nekkee boo defee ay gestes man ki nga xamante ne mooy sama kilifa nga xamante ne man li ma am ci moom ay doomam sax amuñu ko ci moom muy doyen Gaye moom li ma def jàdd bi ma jàdd Bandia àndu ci kon kay am na ñeneen ñu nga xamante ne mën nañu wax lu leen neex c'est-à-dire mais lu ñuy def dañ ko gëm doyen Gaye mi nga xamante ne mooy sama kilifa ba may jàdd Bandia moom àndu ci kon kay ñeneen libre nañ pour wax ne Ousmane Ndiogou lii mu def war na ko def mbala waru ko def mais man xam naa li ma def dama ko teg ci yëpp ñu nekk benn lu ma def dañ ko teg ci ñu dafa war a am animosité bu nga xamante ne dañ ko war a génnee suñu biir xam nga lan laa fa wax Mamadou Dione nit ku baax la tey jii nii dañ koy ñaanal bépp ndombal tànk bu nga xamante ne dañ koy joxe ci état yàlla na ko suñu borom joxal loolu lañ koy ñaanal parce que doomu Saafi la. Diass dafa metti politique dafa mel ne amuñu culture politique bu seen. waaw parce que li tax ma wax loolu damay wax ak sama mbokk Diass yi xam ne ñun ñëpp beaux avis Abou Baax Diass
tey Diass bi nga xamante ne ñu ñoo ko bokk dañoo war a joxe exemple bu nga xamante ne pour ëllëg suñuy doom képp ku nga xamante ne da ngay politique pourquoi Ousmane Ndiogou Faye buy politique wala mën am rapport bu baax ak rapport bu rafet ak Modou Ndour ànd bennoo pourquoi Ousmane Ndiogou Faye buy politique waruñu ko mën a gis mu taxaw ak Cheikh Tidiane Diouf mu invité ko parce que nit ñi nga xamante ne pour ñu avancer Diass dañoo war a boole suñu xalaat dafa am lu nga xamante ne métti na ma lool ci samay mbokk. mooy lan. mooy lii ma lay wax mooy ne tey booy politique rek boo bokkee ci Modou Ndione waruñu la gis ci Djiby Ciss boo bokkee ci Djiby Ciss waruñu la gis fee loolu duñ ko comprendre te loolu nag ñun même bu dul dara ay jullit lañ gis nga amul benn réew bu nga xamante ne da nga fay dem ci àdduna ngay woote unité ngay woote jàmm ngay woote unité ngay woote jàmm yow fulla fayda bu nga xamante ne ñi nga xamante ne dañuy diviser pour mieux régner fulla ak fayda bu ñu am yow miy woote unité ak jàmm war ngaa am fulla ak fayda bu ko ëpp te amul benn réew bu nga xamante ne nit dina woote ne kaa la ñu bennoo kaa la ñu booloo nit leen ñëw ci unité tey jii nii ngay woote loolu ñu lay ŋàññ mais kon ne suñu mbokk yu nga xamante ne nañu arrêté di diaboliser yow boo bokkee ci parti politique bii waroo dem ci parti politique bee ndax fee daa am lu nga xamante ne moo jiitu mooy mbokk gi daa am lu nga xamante ne mooy jiitu mooy relation yu nga xamante ne nit ñi am nañ ko même bu nekkee duñu ay mbokk foo dajeek nit da ngaa war a bennook moom ba ngeen xam ne mënoo leen bennoo ku ci nekk dox yoonam ci jàmm boo leen di xëccoo ngeen xëccoo ci jàmm mais li ma gis fii waroo taxaw ci tànt Mamadou Ndione non loolu Mamadou Ndione daf ma lebal teraanga ma delloo ko teraanga te loolu la nit ku de baax di def loolu tey jii nii kenn du ma ci jële kenn mënu ma ci jële. le dernier mot Ousmane. le dernier mot mooy encore li ma yàgg di wax rek mooy ne la ma wax Banja wax ko Toglu wax ko Gandun mooy ne Koursaafi àdduna mu ngi ñuy xool ñun ñëpp dañoo war a nekk benn nañ leen xool ñu nga xamante ne ñii politique yëpp nañ jéem a nekk benn buñ ko deful ëllëg daañ ko rëccu ñi nga xamante ne suñuy doyen lañ ñoo nekk ci kaw yàgg politique saafen ñoom ñoo war a njëkk rassembler dajale seen njabootu politique xamal leen ne da ngeen war a nekk benn parce que tey boo xoolee opportunité yu am biir Koursaafi yëpp tey jii nii boo moytul dina nekk ay mbir yu nga xamante ne dañ ci waroon njëriñu mu nekk lu nga xamante ne Diass da ciy jëm kanam mais boo moytul dina delloo Diass ginnaaw kon unité mooy sama dernier kàddu tey jii nii Djiby Ciss ak Mamadou Ndione bu ñuy wax téléphone da ngay xam ne dara joxuñu seen diggante te kon ñoon lañ ko war a defee feneen ak feneen man tey ni ma joxee cër Djiby Ciss jox ko reconnaissance nangul ko noonu laa nangulee ñëpp donte nag solution laa bokk tey keneen ku nga xamante ne boo amoon sa programme nga invité ma ci danaa ca ñëw wax la ne kat waxal la say baax wax la ne nañ ànd nekk benn mais encore une fois dama koy wax nañ leen nekk benn man Ousmane Ndiogou Faye nekk coordonnateur groupe solution ca Paaki bokk ci membre bureau politique bu groupe solution man maay woote Saafeen dafa soxla ñu nekk benn ñi mën a ànd nañu ànd te yàlla rek tax ndax loolu mooy jëmale Koursaafi kanam. Ousmane ñu ngi lay sant di la gërëm